assalaamu aleykum tabaarakallahu ñi ngi dellu si waat di ziyaare mbokk yu tedd yépp di leen ndokkeelaat ci weer bu tedd bi di shahru Ramadan di fas yéene dellu si waat fi ñu yamoon ci waxtaan bi paase ci histoire bi nga xam ni moo concerné Dajjal mu mel ni ñu ko waxe woon rekk bi yaayam décédé papam dal di koy jël yóbbu ko ci orphelinat bi nga xam ni bokk na ci orphelinat yi gën a mag ca Jérusalem yàlla dogal bi ñu ko fondé ba léegi ma ngay fonctionner parce que ñi ngi ko fondé woon en 1899 kon yàgg na du léegi benn rabbin juif moo ko fondé woon pour jàppale xale yi nga xam ni dañu leen fay indi te ñuy ay doomu juif orthodoxe yi ñi ci ëpp rabbin bi ñu koy wax Blumenzahl orphelinat boobu moom la ñuy wax orphelinat Sion orphelinat tey boo demee foog naa ni ci internet bi ci Google daa ko ci gis ndax bokk na ci orphelinat yi nga xam ni ñoo gën a mën a encadrer ay ndaw defal leen ci wàllu éducation wàllu formation professionnelle yu nekk Jérusalem ci orphelinat bu mag boobu nag orphelinat boobu denc ci ay histoire depuis 1899 ba léegi moom la yàlla di dogal ki nga xam ni mooy jur Dajjal te di baayam foofu lay yóbbu liir bi ginnaaw bi yaayam décédé waaye bi indee Dajjal ci orphelinat bi ba ñi nga xam ni ñooy encadrer xale yi jël ko li ñuy njëkk seetlu ci liir biñ leen indil mooy xale bu spécial la ndax xale yu bare buñ leen indee foofu ci orphelinat bi ku leen xool day gis ni ñii dañoo manqué la ñoo tuddee amour maternel waaye ñoom dañu gis ci xale bii ñu indil leen ni boo ko xoolee bu wéetee da ngay gis ni dafa mel na dafa am ay être invisible yoo xam ni dañuy foow ak moom ba fu mu toll da nga gis muy yooxu di ree ci xale bu ndaw te fekk na loolu réellement noonu la amee Dajjal buñ ko daan teg bi mu nekkee liir afaarit yi dañuy ñëw di foo ak moom mais ñi koy encadrer ci orphelinat Sion boobu li ñu xamul mooy afaarit yi ñëw di foo ak moom afaarit yi moom moo leen di commander te boobu fekk na liir la rekk bu am 1 an 14 jours bi yaayam décédé ñu indi ko foofu même pas 2 ans ndekete chaque fois bu ñu ko tegee afaarit yi ñi ngi ñëw di foo ak moom te ci commandement am la ñuy ne pour wax la ni Dajjal mel waaye aussi ñu seetlu ni ñi nga xam ni ñoo yore orphelinat bi xool ni liir bi amagul 2 ans mais buy foo di wax li ci ëpp dañuy gis ni buy génn ci gémmiñam li tubaab di tuddee ay gros mots lay génne ci gémmiñam mooy ay kàddu yu rëy bu doon fii ci Sénégal dañuy wax ni xale bi buy génne ci gémmiñam di wax ni muy jàngee wax mooy ay saaga lay jàngee wax te ñu gisit ni hébreu bu leer naññi lay làq
ñu gis ni hébreu bu leer naññ lay làkk te bàyyi bi koy jur dégg na anglais dégg na hébreu mais moom duñu koy dégg moom xale bi muy wax anglais mais dañuy dégg muy làkk hébreu bu leer naññ mais ay gros mots lay génne ci langage bi. loolu gën a jaaxal ñi nga xam ne ñoo koy encadré ci orphelinat bi mais ñu seetluwaat beneen particularité ci moom particularité bi mooy dañu gis ni su ñuy jéem a defal xale yi ay exercice pour jéem leen éveiller moom dañuy gis ni li ñuy dessiner loo xale yi ñu toog di ko dessin wala di ko colorer ni ñu koy faral di defe pour éveiller seen mémoire mais dañuy gis ni moom bu ñu ko joxee crayon du bind dara du rëdd dara du dessin dara mais su ñi nga xam ni ñoo yore encadrement bi ci orphelinat bi dee def tour bi di xool xale yi ak seeni ay copie bu ñu ñëwee ci moom dañuy fekk lépp ñu def ko ni nga xam ni ñoom encadreur yi noonu lañ ko bëggee woon te gisuñu fu Dajjal laalee crayon wala fu mu jëlee gomme di gome dara wala fu mu jëlee kayit di defar dara kayit bi daal dana ko teg ci wetam di wax ay gros mots mais bu ñu ñëwee dinañu fekk lépp ñu defar ko loolu jaaxal leen aussi ci moom. beneen bi aussi ñu gis ni ci orphelinat boobu ñuy wax orphelinat Sion dañu am benn place boo xam ni dañ fay yar ay animal domestique yi nga xam ni dañu leen fay bàyyi ay bàyyi ma am na yoo xam ni ay cage yu ni yar ay picc foofu parfois dañuy jël xale yi ci orphelinat bi ñi leen di encadrer dañ leen di yóbbu foofu pour xale yi di dem di communier ak rab yooyu nga xam ni ñoo nekk foofu bàyyi ma yiñ fay yar di communier ak picc yi pour loolu di leen divertir à chaque fois dañuy jël ay groupe ci xale yi yóbbu leen mais ñi yore orphelinat bi seetlu ni ñoom heure bu ñu demee bu ñu jëlee xale bi nga xam ni mooy liir bi ñu leen indil te muy Dajjal ñu gis ni suñ ko yóbbee rek su agsee rek dañuy gis ni rab yooyu nga xam ni ñoom moom lañ fay yar rab yi dañuy mel ni ku tiit dañuy mel ni rab yi dafa am lu leen tiital dañuy commencé di daw ñi ci taxawoon ñu takk leen ñuy xëccatu pour dagg seen buum picc yi commencé di naaw ci biir cage bi ñu gis ni toujours sunu indee xale bi dafay tiital rab yi te boobu li ñu xamul woon mooy suñ koy indi afarid yooyu di ànd ak moom afarid yooyu ñoom ñooy tiital rab yooyu nga xam ni ñoom moom lañ fay yar muy bàyyi may loolu aussi jaaxal leen ba li ñu fay yar yépp Dajjal du bari luñ ko fay yóbbu ci enclos bi pour muy xool rab ya fa nekk ndax gis nañ ni su ñëwee rek rab yi dañuy ragal commencé di daw picc yi di bëgg naaw loolu jaaxal ñi koy encadrer mais ñu seetluwaat it ni durée bi nga xam ni moom la fa liir boobu di Dajjal di nekke xale boobu ñu gis ni toujours dafay bëgg ñu teg ko fu wéet te dañuy seetlu ni fu ñu ko tegee fu wéet bu ñu ñëwee suñ ko tegoon mu taxaw ci suuf bu ñu ñëwee dinañu fekk mu jël chaise boo xam ni bu kawe la taxaw ci te ci chaise bi muy taxaw leer na leen ni kii su fekkente ni nit yëkkatiwu ko teg ci kaw moom amagul capacité bu ko mën a yéege ci kaw kon lan moo ko yéege aussi problème la ñoom dañuy ñëw wàcce ko mais loolu daf leen di jaaxal ci moom waaye ñu seetlu ba léegi aussi ci orphelinat bi ni heure bu ñu jëlee xale boobu di Dajjal yóbbu ko ci biir moroomu xale yi rek dañuy gis ni dafay commencer di yuuxu di feqatu di jooy ba mel ni daal bëggul ñu koy yóbbu ci biir xale yi suñu ko tegee moom kese dafay toog di reetaan di fo suñu ko yóbbee ci biir xale yi day commencer di feqatu di yuuxu di wax ay gros mots yi muy wax en hébreu di jooy te ñu seetlu nag la leen gën a jaaxal mooy buy jooy benn bët bi nga xam ni moom mooy bëtu normal bi rangooñ lay génne ndox mais beneen bët bi nga xam ni mooy bët bi yàqu woon te patt bët boobu deret lay génne kon moom buy jooy dañuy gis ci xale bi ni buy jooy ñaari goutte ñoom ñooy wadd ci kanamam benn goutte bi ndox la moom mooy rangooñ di génn ci bëtu normalam bi mais beneen bët bi yàqu woon dañuy gis ni goutte bi ciy génn deret la loolu aussi nekk lu leen jaaxal mais ci loolu yëpp nag ñu gis ni lépp lu ñuy def ci luy jëm ci wàllu exercice moom du ko defar te bu ñu jotee coppeem dañuy gis ni copie bi
dafay trouver lépp. biñ ci waxtaanee ñoom ñi nga xam ni dañu yore wàllu orphelinat bi ak ñi nga xam ni dañuy faral di ñëw foofu di leen jàngal wàllu judaïsme, ñu waxtaan ceeg ñenn ñu nekk ci synagogue yi ñooñu laaj leen ni leen li gën mooy nanu convoqué papaay xale bi. nanu convoqué papaay xale bi ñu laaj ko réellement dëgg-dëgg histoire xale bi. bis ñëw waa orphelinat Sion convoqué papaay Dajjal mu ñëw, boobu Dajjal mi ngi toll ci 4 ans. ñu woo papam ñëw ñu demandé ko histoire xale bi réellement lan la, ndax xale bu bizarre la, expliqué ko buy jooy bët bii di génne deret, bët bii di génne ndox, booleeg rab yi buñ ko gisee dañuy bëgg daw, fi mu yéeg kenn xamul ku ko fay teg, laaj ko xale bi lan la. papam daal di leen nag raconté histoire yaayam bi mu ko ëmbee, li yaayam daan gént, bi mu juddoo opération raté bi am ba bët bi yàqu. nettali leen aussi ni leen nombre de jours yi ko yaayam ëmb te muy 12 mois 14 jours yi, nombre de jours yu ni toll la ko yaayam nàmpal décédé. te bu ko daan nàmpal aussi dafa am fuy génne deret ci ween bi, am fuy génne soow. nettali leen loolu. bi mu leen nettalee loolu, léegi ñi nekk ci orphelinat bi nag comme xale bi mi ngi ci 4 ans, ñu demandé nag ni ñoom idée bi ñu am, ñu ni est-ce que xale bi kon du prophète. ñu ni est-ce que xale bi kon du prophète. te pourtant ñoom bu ñu xoolee la leen baayam nettali ak façon melokaan bi xale bi amee, lépp di jëm ci côté zulmaani yu lëndëm, ñoom li ñu waroon a jàpp mooy kii kat xëy na ci beneen domaine lay doon, waaye warul doon ci domaine lumière. waaye ñoom ñu def contraire bi, ñu ni est-ce que kii du prophète bi ñu leen doon wax. commencé nag di ko woowee Masia, muy le Messie. Dajjal bi mu amee 4 ans ci orphelinat Sion bi, waa orphelinat bi ñoo ko njëkk woowee Masia, commencé naan Masia, li araam naan almasih, mooy le Messie. ñu commencé Masia, maanaam jël léegi tur bi nga xam ni papaam tuddee woon na ko ak yaayam, muy turu famille am, ñu teg ko fële ba pare nag léegi di ko woowee nag Masia. mujj orphelinat bi ñëpp Masia la ñuy wax. waaye histoire bi ci am solo mooy le lendemain papaam bi mu fa ñëwee toog ak encadreur yi ak ñi nekkoon ci synagogue yi, mu nettali leen histoire Dajjal bi muy xale ak ba mu koy indi ci orphelinat bi li fa jot a jaar. le lendemain la papa bi nga xam ni moo jur Dajjal ñu fekk ko këram mu dee. ñoom dañu jàpp ni loolu yëpp coïncidence rek la, ñëw na démb ci orphelinat bi, le lendemain fekk nañ ko ci këram mu dee ci chambre am te kenn assassiné wu ko. ñoom li ñu xamul mooy Dajjal, boobu Dajjal 4 ans la am, moo assassiné papam mystiquement. parce que Dajjal li muy toog yëpp, boobu pourtant mi ngi ci 4 ans de, li muy toog yëpp di dégg papam di nettali histoire bi, moom bëggul ko nettali histoire am, bëggul ko dugg ci intimité am. bi papam defee loolu ba dellu ci la utiliser magie noire, te boobu 4 ans la am, utiliser magie noire détruire ruuxu papam, séparer ko ak corps bi, bàyyi corps bi mu nekk lu inerte. te loolu à distance la ko def. papam dellu na ci colonie juive ba, moom ma nga ca orphelinat Sion bi, te réaliser na lii. le lendemain ñu fekk papam mu dee, boobu Dajjal 4 ans la am. léegi nag mu des nag moom Dajjal mu continuer nag fas yéene defee éducation ci orphelinat boobu. xam naa incha allahu bu ñu ñëwaatee ci phase bi nga xamee ni mooy phase 5 dinañ ci dellu siwaat incha allah. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñuy dellu siwaat tey ci phase numéro 5 ci histoire Dajjal. mu mel ni ñu def jàngat ci ni ginnaaw bi nga xamee ni papam décédé na ci bi mu amee 4 ans ak la ca aju yépp ci waxtaan bi passé, waaye teewul Dajjal commencé di attirer attention wu ñi nga xam ni ñoo koy encadrer ci orphelinat bi mu nekk.
njortu bi ñu am ci moom mooy ñoom ñu commencé di ko woowee Masia te Masia en hébreu mooy le Messie ci seen langage ñoom. boo gisee orphelinat bi mu nekk ñi koy encadrer ñuy njort ci moom yonent mooy boo demee ci wàllu judaïsme juif yi aussi dañuy xaar ki nga xam ni moom la ñuy tuddee ñoom seen Masia parce que ñoom dañu jàpp ni kooku dina juddu seen biir Jérusalem mais bu juddoo seen biir it yàlla dina ko may pouvoir may ko doole boo xam ni dana tax domination universelle bi nga xam ni moom la Israël yàgg di rêver ñoom dañ ni domination universelle boobu ci kaw yeneen peuple monde bi yépp mi ngi jaare ci kooku nga xam ni moom la ñuy tuddee seen Masia. moo tax boo demee ci seen bible hébraïque bi tudd na ko 38 fois baatu Masia boobu ñuy xaar. looloo tax nag bi ñu gisee façon boobu ci xale bi ñu indil leen ak li leen jaaxal ci moom yépp seen xel dem directement rek ci bible hébraïque bi li mu wax te mooy Masia boobu bu ñëwee domination bi Israël yàgg di rêver ci domination bi ci kooku lay jaare ñu jël dajjaal ñoom commencé te boobu 4 ans la am di ko woowee Masia. bi ñu ko fa jëlee it ñu defal ko privilège yoo xam ni xale yi ñu doon yar foofu yëpp privilège boobu amuñu ko woon parce que commencé nañu waxtu bu nekk dañu koy encadrer encadrement bi dem ba ci privilège yu bare nga gis rekk moom kooku ñuy tuddee Masia te muy xale boobu ñu jox leen nga xam ni mooy dajjaal ñu defal ko ñu yóbbu ko ci benn garderie d'enfants diggante bi mu amee 5 ans 6 ans jële ko fa dugal ko école primaire waaye lépp ci encadrement wu orphelinat bi mu dem ba jeexal cycle primaire am ñu yóbbu ko cycle secondaire mu dem aussi ba jeexal cycle secondaire am mais ñi nga xam ni ñëpp dañu ko daan côtoyer li ñu seetlu ci moom mooy li nga xam ni ci début bi moom la orphelinat bi mësoon a seetlu ci moom mooy nekk na nit koo xam ni dafa am benn caractère bu sévère waaye nekk na nit koo xam ni it dafa amee kàttan yàlla daf ko jox doole waaye nekk na ki nga xam ni bariwul lu muy wax ak ñi nga xam ni ñooy ay camarades de classe am seetlu nañu aussi du sonn ci ay leçons du sonn ci ay exercices te gis nañ ni toujours meilleure note yi moo koy am mu dem ba prix bu nekk moom kooku nga xam ni léegi même camarade de classe am yi ñu ngi koy wax Masia dem na ba prix bu nekk dañuy gis ni suñu koy joxe moom lañ koy jox lu ñu def lu nekk mooy am meilleure note mais ñu bare dañ koy gën a approcher pour nekk xaritam mais gis nañ ni moom day rejeter ñu bare. Dajjal jàng na ci cycle secondaire ba jeexal benn xarit la amoon bu mu daan àndal benn xarit boo xam ni gis nañ ni à chaque fois kooku lay waxal te xarit boobu lu muy wax ak moom yépp am na ci côté yoo xam ni daf ci réservé woon di wax ak xarit bi mooy xarit bi demandé na ko bëtam bi lu ko indi nangu ko leeral
demandé na ko pourquoi mu am maîtrise ci lépp li nga xam ni wër na ko ni muy trouver mais nangu ko ci leeral dara. demoon na ba xaritam bi di wax yeneen moroomam ni leen moom kii ñuy wax Massia xaritam la mais lu ko jaaxal nangu ko wax dara ci vie privée lu mu ko ci laaj rek daf koy wax waxin bu gàtt daal di ci pare. moroomam yooyu nag di wax xarit bi nga xam ni mooy faral ànd ak dajjal bi muy nekk ci cycle secondaire ni ko peut-être handicapam bi moo ko dérangé mooy benn bëtam bi. ñu ni peut-être handicap boobu moo tax xëy na lu bari du ko bëgg di wax mais fekk na boobu yeneen raison moo taxoon waaye teewul rek moom mu continuer di ci ànd ak moom ba dajjal di jeexal cycle secondaire daal di dugg nag ci université yi nga xam ni tey jii mën nañ ni moom bu demee ba ñu xàmme ko diplôme yi ñu ko xamee yépp ci université yooyu la ko amee. diplôme bi ñu gën a miin bi mu am pour wax la ni ko yàlla joxe woon xel ak maîtrise ci li muy jàng mooy dem na ba am master en ingénierie électrique mu am ko léegi nag ñëpp xam ni bokk na léegi ci cadre yi nga xam ni Israël commencé na di leen bàyyi xel waaye loolu yëpp benn bis rek xarit bi mu yàgg di àndal cycle secondaire bi mësu ko woon invité seen kër parce que nee na comme kii ñuy wax Massia dafa am réserve tuuti ci digganteeg moom ñemewu ko invité seen kër ba benn bis rek xarit bi proposé ko fekk dajal dem na ba jël na léegi logement boppam bu muy fayal boppam waaye teewul ba léegi orphelinat bi ñoom dañ koy topp parce que ñoom li ñu jàpp ci bible bi li mu répété 38 fois ci seen Massia boobu ñoom dañu jàpp ni melokaan yooyu la ñu gis ci xale bi ñu indiloon leen kon moo tax ñoom ñu ngi koy topp à distance di ko xool xarit bi invité ko bi ko xarit bi invité dajal ànd ak moom ñu dem seen kër benn dimanche ñu yendu fa waaye xaritam papam lieutenant la ci armée Israël papam ñëw xarit bi présenté leen ñu nuyoo fekk boobu dajjal mi ngi toll ci 17 ans de même que xarit bi nga xam ni moom lay faral di àndal ni ñu toogee noonu di añ autour de la table papam demandé doom bi nga xam ni mooy xaritu dajjal doomam bi mu ni ko ndax yaa ngi préparer sa dossier bi mu ni ko ban dossier mu ni ko dossier pour service militaire parce que service militaire en Israël c'est obligatoire mu ni ko yaa ngi préparer sa dossier pour service militaire ci nit ñi añee noonu papaay xale bi wax ko moom lieutenant la ci armée Israël xarit bi ni ko maanaam doomu paa bi ni ko waaw maa ngi koy préparer paa bi daal di ree waaw papaam daal di ree ni ko sa xarit bi nga àndal nag moom xam naa ni préparé wul dara moom fekk xarit bi nga xam ni sax moo invité dajal ci kër gi mi ngi dérangé wu waaw nekkul à l'aise ci li papaam di poser question xarit bi mu àndal ni ko xam naa moom préparé wul dossier am certainement parce que comme bëtu nday jooram bi du gis dafa patt kon moom même bu préparé woon dossier kenn du ko jël waaw du apte ndax comme bëtu nday jooram bi dafa patt kon moom forcément même su préparé woon dossier pour service militaire bi fii en Israël duñ ko jël parce que bët bi mooy handicapam dafa patt waaw xarit bi ànd ak moom mi ngi rus waaw mais ndekete loolu mu wax mettre na dajjal dans tous ses états ci sarse mu mer añ bi ñu doon def kuddu gi mu teg ko mais bi mu meree papa bi li muy am fit yëpp parce que lieutenant la ci armée bi dafa tiit parce que dafa gis bi mu meree mu commencé ñaq moom dajjal mais mu gis ni ñaq yi buy génn ci bopp bi parce que dajjal boo ko xoolee karaw gi dafa nekk karaw goo xam ni dafa baraamu dajjal amul karaw yu gudd karawam dañu xaw a nekk karaw yu yam mais dañu baraamu waaw maanaam mooy li ñu tuddee fii cheveux crépus mais mu gis kawar yi ci bopp bi
benn kawar bu ci nekk commencé di génne ñaq mais li jaaxal lieutenant bi ba mu tiit mooy dafa gis ni ñaq yi dañuy saxaar. xam nga nit dina tàng ñaq nii bu meree mais ñaq yuy saxaar mel ni maanaam dañu am ndox mu ñuy bouillir ci kaw boppam mu gis saxaar si commencé mu tiit moom papam daal di arrière saisam daal di wax doomam ni ko yow sa xarit bi pourquoi mu nekk ci état bi léegi nag doomam ni ko sama xarit bi moom la ñuy wax Massia moom la ñuy wax ni est-ce que du la Messie ci noonu rek tout d'un coup ki nga xamee ni moom mooy lieutenant bi daal di koy présenter ay excuses am mais à sa grande surprise bi mu présenter excuse am Dajjal ni ko baal ma comme waruma woon tudd sa handicap bi def naa erreur parce que ñu invité la ci kër gi may tudd sa handicap. À sa plus grande surprise dafa yaakaaroon ni peut-être Dajjal day wax ni baal naa la amul problème da nga juum mais bi mu ko waxee loolu Dajjal ni ko de un mooy nanguwuma sa ay excuse kon baaluma la. deux mooy def naa erreur bu mag la fait que ma ñëw ci seen kër. mu ni ko trois sama xarit bii ma àndal te muy sa doom moom laa rus sinon yow dama lay exterminer. nga wax loolu un lieutenant de l'armée te yaa ngi ko wax te yaa ngi am 17 ans mu ni ko beneen bi quatrième bi mooy dafa am benn leçon bu ma lay jox moom Dajjal moo ko wax mu ni dafa am benn leçon bu ma lay jox moom la wax lieutenant bi mu ni ko leçon bi ma lay jox mooy man ci sama melokaan du ma négocier ak sama ay ennemis du ma négocier ak ñoom li may préférer à la place ci may négocier ak ñoom mooy ma exterminer leen wax ko wax bu dëgër ni ko man du ma négocier ak sama ay ennemis li may préférer ci ñëw di négocier ak ñoom mooy ma exterminer leen su ma waroon négocier ak ñoom du ma négocier ak ñoom mais dama leen di exterminer mu ni ko te loolu na nga ko jàpp mu ni ko beneen bi mooy dew ma armée ndax sama handicap bi du ma mën a def service militaire mais yow ak sa doom bi yëpp su ngeen demee ba gradé danaa leen diriger ji un jour ngeen nekk ci sama commandement daal di football table bi waddal plat yi ca nekkoon daaneel chaise bi wan leen ginnaaw génn dem papam li muy doon lieutenant ci armée bi ak fit bi militaire war am dafa tiit ba dafa toog di trembler xarit bi nga xam ni moom moo invité woon Dajjal ci kër gi daal di téye ci mbaggam léegi nag Dajjal génn ak mer googu fas yéene rejoindre logement am kon xam naa incha allahu ci phase numéro 6 bi dinañ ci dikk ak bu demee ak lan lay décider comme am na handicap bu tax mënul def service militaire lan lay def léegi comme liggéeyam wala ci lan lay engagé wu dinañ ci dellu si ci phase numéro 6 incha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ñuy dellu si waat ci waxtaan yi ñu nekkoon tey ñu fas yéene ñëw ci phase numéro 6 ci histoire Dajjal ñu seetlu ci waxtaan bi passé bi mu génnee moom Dajjal ak mer mu metti ci kër xaritam boobu nga xam ni moo ko invité woon déjeuner te mu mer ba wax fa baat yam fa wax ci papaay xarit bi te papaay xarit bi di lieutenant ci armée Israël Dajjal systématiquement dafa dellu ci logement am mais bi mu delloo rekk mu daldi jël téléphone portable am woo xarit bi nga xam ni ci seen kër la jóge wax ko ni ko à partir d'aujourd'hui bu mu ko adressé ti la parole bu mu wax ak moom bu mu ko woowati téléphone bu mu ko seeti parce que invité na ko mais la mu vivre tey seen kër
loolu humiliation bu mag la ci moom. xarit bi jéggalu ba sonn, mais ni Dajjal defoon papaam ci kanamam mu defaat ko ci téléphone, te mooy ni du nangu ay excuse am parce que moom mu ni à partir d'aujourd'hui mu ni ay ennemi la leen jàppe, te nee na moom dafa bokk ci logique am, nee na du négocier mukk ak ki nga xam ni ennemi la. waaw au contraire kay daf koy éliminer. waaw xarit bi nag xam ni comme ñoom ñoo koy tuddee Masia, te am na lu mu jot a dégg ci wàllu messie ak seen pouvoir mystique surtout, mu daal di ragal. bi mu ragalee papam daal di koy wax ni ko loolu sax moo gën na couper les ponts ak moom. xarit ba fa la jaare bàyyi ko, te Dajjal benn xarit boobu la amoon. léegi nag Dajjal commencé di réfléchir ci avenir am, ndax nekk na élève bu brillant, am na ay diplôme universitaire, mën na tey ji liggéey fu nekk fu ko neex, waaye mi ngi xool lan la war a def choix am, te boobu mi ngi ci 17 ans. mais mu xalaat ba yàgg rek mu mel ni dañ ko wax ci xelam ni ko est-ce que doo dem ci synagogue bi ñuy tuddee synagogue Hurva nga xam ni mi ngi nekk Jérusalem. ñu ni ko soo ca demee di nga fa fekk ay juif orthodoxe yoo xam ni dañu fay nekk, am na ay kilifa yit yu fa nekk. est-ce que doo dem rek seeti foofu la fa nekk? loolu dañ ko mel ni dañ ko ilham, dafa mel ni dafa am ku ko wax. te comme moom Dajjal xam na ni fu mu toll day ànd ak ay force invisible ci afarid yi, mu jàpp ni xëy na kon proposition wu ay camarade am la, ndax léegi ñooñu la jàppee xarit. mu daal di solu comme ni nga xam ni ñoom noonu la ñuy solo, muy seen tunique yu noir yi, jël benn chapeau daal di takk, daal di génn, jël ay verre noir fumé takk, daal di génn nag jubal ci synagogue boobu ñuy wax synagogue Hurva. daal di agsi dem dugg ci biir. bi mu dugg see mi ngi fekk ñetti juif orthodoxe ñi ngi toog wër benn góor goo xam ni moom it juif la, waaye góor gu mag la ndax sikkim baa ngi weex. d'après ni ko Dajjal gisee xam na ni kii moom mooy diriger synagogue bi, moo yore caabi ji, mooy tëj. Dajjal dugg si daal di jël place toog, commencé ferankulaay ay tànkam di def ay méditation. waaye li muy def méditation yépp mi ngi gis góor gi nga xam ni moo toog te ñett wër ko ci ay juif, góor gi di ko bàyyi xel rek. muy def méditation ba yàgg rek góor gi daal di jóg fa mu toog daal di ñëw ci wetu Dajjal, te mi ngi am 17 ans, te c'est la première fois mu dugg ci si synagogue boobu di synagogue Hurva. bi góor gi ñëwee, góor gi yëkkati ñetti livre sacré. boo demee seen synagogue yi en Israël, loolu moom d'habitude da nga ko fay fekk. da ngay fekk ñu teg fa Bible, teg fa Évangile, teg fa Coran. loolu boo demee ci seen synagogue yi da nga ko fay fekk. moo tax ngay dégg ñu ni juif yi bokk nañu ci xeet yi nga xam ne ñoo gën a ñeme jàng. ñetti téere yooyu yëpp dañ koy jàng. am na si ñoom sax ñoo xam ne dañuy jàng Zabour. mais seen synagogue yu mag yi boo ci dugg da ngay fekk ñu teg Bible, teg Évangile, teg Coran. góor gi ñëw ba ci wetu Dajjal, fekk mi ngi ferankulaay di def méditation, mu teg ñetti livres yi ci wetam, delluwaat toog di ko xool. Dajjal jël livre bi ñoo tuddee Bible daal di koy tijj, daal di feuilleter page yi bu gaaw, xool la mu cay xool tegaat. daal di jëlaat beneen livre bi nga xam ni mooy Évangile, daal di tijji, daal di feuilleter page yi
feuilleté page yi nu gaaw daal di tegaat góor gi nga koy xool rek bi mu agsee ci alxuraan Dajjal daal di jël livre bi daal di feuilleté page yi benn góor gi di ko xool moom Dajjal mu jàpp loxoom daal di tëb page yu bare ci Coran bi te defu ko woon ci yeneen ñaari livre yi daal di tëb page yu bare ñëw ba ci dernière page bi tijj xool tëjaat yëkkati yeneen page yi feuilleté daal di tëj daal di teg góor gi daal di jóg fi mu toog ñëw ba ci fi Dajjal toog ci biir synagogue bi ci palaasam góor gu mag góor gi dee ko ni ko bi ngay tijji bible feuilleté nga page yëpp bi ngay tijji évangile feuilleté nga page yëpp mais lu tax Coran bi nga ci accès mu am page yow ngëpp tijji woo ko ba yàgg nga tijji dernière bi ba yàgg nga yër tëjaat Coran da nga am ak moom problème wala lan la mu ni ko parce que bu dee fii ñun dañuy maîtriser ñetti livre sacré yëpp parce que mooy tax bu ñu bëggee dialoguer ak ñuy wax ay musulman la ñu mën a dialoguer ak ñoom suñu jàngul seen livre kon duñu mën a dialoguer ak ñoom Dajjal ni ko dëgg la waaye dafa am ci livre bi ñaari côté yu may déranger muy Coran góor gi ni ko ban la mu ni ko benn bi mooy bi ñuy wax sóoratul fatxi bëgguma ko jàng mu ni ko beneen bi mooy bi ñuy wax sóoratul kaafi bëgguma ko jàng góor gi ni ko lu tax mu ni ko sóoratul fatxi dafa am baat yu ma ciy déranger donte du yëpp mu ni ko de même que aussi sóoratul kaafi dafa am baat yu ma ci déranger mais du yëpp góor gi ni ko kon te nga jox ma xool ba xam ndax dinaa xam baat yi lay ci déranger walla Dajjal tontuwu ko góor gi comme moo ko joxoon ñetti livre sacré yi di bible évangile ak Coran góor gi jëlaat ñetti livre yi dellu toog fi mu toog góor gi tijji systématiquement sóoratul fatxi ba léegi ñeneen ñaar ñi toog ci wetu góor gi di ko xool ñi ngi toog Dajjal mi ngi toog continuer méditation bi góor gi tijjee sóoratul fatxi muy jàng ni ngeen ko xamee bismillahi rahmaani rahim inna fatahnaa lak fathan mubina góor gi di jàng Dajjal a ngi sëgg rek ci méditation ni pat bi góor gi di jàng bay waaj a jeexal saar bi mu dem ba ci muhammadun rasulullahi wallazina maahu ashiddaau alal kufaari rek Dajjal yooxu bu metti boo xam ni dafa mel ni ngelaw dafa dugg ci synagogue bi dafa mel ni dafa am brise bu am doole bu dugg ci synagogue bi ndax ci yooxam bi muy yooxu ñu toog ak góor gi ñu ngi koy xool ñu ngi gis gémmiñ gi di génne ay ferñeent mu yooxu ni góor gi bu mu àggale na noppi góor gi téere bi laaj ko ni ko lu tax man juif la dama dégg nga ni saar bi doo ko jàng rek ma doon xool yan moo la ciy déranger mu ni ko foofu ngay àgg bu ko continuer parce que baat boobu daf may déranger maanaam baat bi mu wax góor gi ni moo koy déranger mooy muhammadun rasulullahi wallazina maahu ashiddaau alal kufaari boobu nee na bëggu ko dégg góor gi ni kon baax na moom it daal di arrêté bi mu arrêté ni ko am na beneen boo xam ni it ne woon nga ni bëgguloo ko jàng ma xool ndax dafa am lu la ci déranger moom tam ni ko sóoratul kaafi la Dajjal ni ko sóoratul kaafi boo mënee door ca baat ya mujj bu la neexee jàng ko waaye bu may méditer soo dooree ci baat yu njëkk yi du ma déranger mais daf may perdre loo conscience day tax damay jékki saa am perte de mémoire soo ko jàngee rek finalement damay réer dootuma xamati fu ma nekk te dama bëgg lucide parce que damay méditer góor gi ni ko yan baat la mu ni ko mooy baat yooyu ngay wax bismillahi rahmaani rahim bëgg ko sax tudd mu ni alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitab
ba ngay àgg ci wa yunzira alladhina xaalu taxaza allahu waladan mu ni baat yooyu diggante boobu loo ca jàng rek daf may créer problème day indi ci man perte de mémoire daf may réerloo day mel na maa ngi ci bëccëg ci guddi la may dugal. góor gi ni ko mooy ban mu ni mooy bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitab ba ngay àgg ci wa yunzira allazina xaalu taxaza allahu waladan. góor gi bëgg ko jàng mu ni ko bu ko jàng parce que boo ko jàngee daf may réerloo te bu ma réeree mën naa mer te bu ma meree mën naa capable lu ne. góor gi daal di ni ko baax na. góor gi tourné daal di dee ñaar ñi toogoon ci wetam mu dee kenn ki ni ko kii du masiya ni ngeen koy waxe mu ni ko kii du masiya ni ngeen ko xalaate mu ni ko kii du ki ngeen foog te ñun ñu di ko xaar mu ni ko kii c'est l'antichrist mu ni ko kii mooy ki nga xam ni moom lañ doon wax ci Bible ni c'est l'antichrist yéen nag da ngeen koy jaawale ak masiya. góor gi dégg ki mu toogal Dajjaal a ngi toog na le mais ki mu toogal ndekete agent Mossad la bu ñëwoon pour di surveiller Dajjaal ci ndigalu orphelinat bi nga xam ni fa la nekkoon ndax ñoom ñoo joxe woon renseignement yi wax ni masiya lañ koy wax caractère yeeg na mu mel ak jàngam. ñu boole kaak ndekete am na benn agent Mossad boo xam ni 24 heures sur 24 mi ngi koy surveiller fu mu dem fa góor gi dee kooku waaw ni ko kii du masiya kii c'est l'antichrist ndax góor gi juif la boroom xam-xam la mag la xam na bu baax dëgg-dëgg tegtal ya te ñoom surtout ñoom dañu am la ñoo tuddee éveil mystique ku ci nekk rek dañuy xam lu lay déranger te jàng na téere yépp xamoon na lu tax Dajjaal bañ suuratul fatxi ci muhammadu rasulullahi wallazina maahu ashiddaau ala alkufaari ak lu tax aussi mu bañ suuratul kaafi ci alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitab ba wa yunzira allazina xaalu taxaza allahu waladan parce que loolu bañ na ko ba mooy li yonent bi prédire ni bokk na ci li nga xam ni mën na musal nit ci fitna dajjal waaw boobu ci suuratul kaafi waaw mu xam ni kon kii antichrist bi rek moo mën a bañ li waaw mu dee ko agent Mossad bi daal di ni ko le fait que moom nun ko mënta organiser sunu njëriñ lay doon nun Israël kon sunu yoon nekkul que ça soit muy antichrist wala muy messie l'essentiel daal lépp loo xam ni ñu ngi ko koy utiliser ak mu koy liggéey rek na nekk sunu intérêt dès l'instant mu nekk sunu intérêt sunu yoon nekkul ci mu nekk antichrist wala mu nekk messie loolu la agent Mossad bi tontu góor gi ni ko te nag secret boobu garde ko pour yow daal di tourner ndekete ki mu àndaloon moom agent Mossad bi man keneen ki toogoon ci wetam te ñoom ñaar ñu waroon góor gi ndekete kooku député la agent Mossad bi jóg dem ba ci Dajjaal fi Dajjaal toog ni ko da nga ñëwoon pour méditer waaye bëggoon naa la defal benn proposition boo xam ni daal boo ko nangoo après ñu xool nan la ñuy organiser fa tabarakallahu xam naa comme mi ngi bëgg gudd ñu fas yéene dem incha allahu ba ci phase bi nga xam ni moom mooy phase 7 incha allah ñu xool proposition bi nga xam ni moom la agent Mossad bi di def ak Dajjaal ci synagogue boobu di synagogue Hurva asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu